Vous êtes jeune, âgé entre 20 et 30 ans, vous avez minimum le niveau du BFM, vous avez une très bonne aptitude physique et vous êtes à la recherche de travail. Ce message vous est destiné. La LONASE, dans le cadre de l'extension et de la redynamisation de son réseau commercial, recrute 1500 jeunes désirant devenir vendeurs commissionnaires. Déposez vite votre dossier constitué d'une photocopie de votre pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un extrait de votre casier judiciaire et d'un CV si possible. Notez bien, le dossier de candidature doit être déposé à la direction générale de la LONASE ou l'adresse suivante: recrutementvendeur@lonase.sn ou plus tard le 18 novembre 2021 à 17h30. Deviens vendeur commissionnaire à la LONASE et change ta vie. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokk yi xarit yi safoo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbégte la ñuy am saa su nekk di janoo ak yéen ci le point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni saa su ne dañu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne suñuy actualité la di xew si ci biir réew mi ma ci am mbégte également di ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu dal di nuyoo ñu soog a jaar ci waxtaan bi Moustapha noo def. maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun di nuyu Mansour Dramé mi nekk ci caméra yi. acca mi ngi noonu dañu koy daal di doore ak li nga xamante ni ay kaddu la yu Macky Sall yëkkati jëmee ko ci opposition bi maa ngi ko yëkkatee nag fële ca Paris jamono jii ñu fay amal li nga xamante ni moom mooy forum jëm ci wàllum jàmm muy forum de la paix Macky Sall nag daal dina fay yëkkati ay kaddu di dànkaafu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ku jëkk politique bi lam leen a xamal nag mooy amul kenn koo xam ne si mën nga ko xoqatal te jamono ji nga xam jamono ja mu nekk woon sax ci opposition bi kenn mënu ko woon rawatina jamono ji nga xamante ni mi ngi nekk président de la république donc moom Macky Sall moom ma ngay ñaaxaat ay partisans ñi nga xamante ni ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ngir ñu jàppale liste yi ñuy jàpp ci local yi ñu jàppale ñu gagné waaye tamit ñu fexe ba nga xamante ni élection législative yi 2022 ñu jéem ko gagné mu ngi noonu Moustapha Macky Sall noonee la ko daal di xamle mu ngi dànkaafu wala mi ngi tontu ñi nga xamante ni moom mooy ñoom ñoo ne ci ku jëkk politique gi te jamono ji ñu yëngal bu baax a baax réew mi donc nan nga jàngate kaddu ko chef de l'État président de la République Macky Sall noo ko jàngate waaw d'abord damay gis ne bi ma déggee élément sonore bi ci rajo bi après ma jàngaat ko tamit gis naa ne du ay kaddu la yoo xam ne du décrispé situation politique bi nekk nga xam ne tey ji dafa crispé wu jamono ji parce que boo nekkee njiitum réew man dama yaakaar ni am na loo xam ne dañ lay yaakaar nga nekk au-dessus de la mêlée bu coow amee yow la ñuy gis nga taxaw ci kaw ne yem leen régler leen bu coow am waaye coow am nga taxaw na fii kenn mënu ma fee napp kenn mënu maa xoñoñal dafay mel ni da ngay défier ñi nga xam ne ñoo la doon jéem a napp wala ñu la doon jéem a xoñoñal xam nga ki lay jéem a napp nga xam ne yow xam nga ne yaa ko ëpp doole wala yaa nekk ci kaw nga woo ko bu mu ñëw nga ne ko régleel dalal man ak yow du xeex mais dañu war a am lu ñu def kooku discours boobu mooy gën a jàll nga woo ko ba mu ñëw nga ne ko mënuloo ma dara mënoo maa napp da ngay am na nooy waxee nit ki rek boo moytu dafay rebifé wu moom tamit te jàmm ju am moo tax ma yaakaar ne bu defoon ay propos yoo xam ne dafay gën a apaisé wu man je m'attendais à ce que mu ne li nga xamante ne moom la ñuy dund actuellement j'appelle l'opposition à la raison maa ngi leen di woo ñu dal xam ne réew mi ñoo ko bokk bu tàkkee du tàkkal ñëpp benn discours boo xamante ne comme na ma ko defee woon biñu génnee ci période mars yi ba mu jéemee apaisé après mu wax ne bëgg na mu ne je vous ai compris donc ñëpp xamoon nañ ne amoon na benn discours boo xam ne il parlait à la jeunesse mais pas waaw jeunesse la doon waxal d'accord jeunesse la doon waxal mais dañuy xam ne opposition bu génnee ay maire duñ ko topp ak ay pas jeunesse yi ñoo leen topp tamit foofu doon nañ xaati lu lancer benn message jeunes yi ñi nga xamante ne am nañ ñenn si ñoom ñoo xam ne ñi ngi topp opposition ba tey moo tax booy xool bëcc bi da ngay gis ne du kaddu yoo xamante ne pour man jamono ji bokk na ci liy indi daal parce que bu fekkente ne li ñu ngi dal képp koo xam ne da ngay wax da ngay yëkkati ay propos yi daal déjà bi mu ko waxee da ngay xool ci réseaux sociaux articles yi bind yooyu yëpp ñeneen ñëpp réponse ni muy demee kenn mënu maa xoñal ñu ne ko yow tamit mënoo xoñoñal yow tamit ragaluñ la yow tamit ça veut dire que tontonte bi day jóg ku nekk parce que boo ne nit ki yow mënoo maa napp mënoo maa ti da tey ji boo ne maa la gën a dofoo maa la gën a dof moo ci topp donc toujours bu amee benn propos yoo xam ne dafa mel ni da nga may défier
man tamit du ma bëgg toog di la seetaan même si boo xoolee xam ne sax armée beeg gendarmerie beeg yëpp ñoom ñoo ko yor mais da ngay taxaw ne man tamit du ma tàppet du ma ragal ba tax na à chaque fois da ngay ñeme di ko song à chaque fois da ngay ñeme di xeex ak moom loolu moo tax ma jàpp ne rek du woon propos yoo xam ne foofu lañ koy xaaree parce que mënu ba ma nekkee si opposition bi sax kenn mënu woon a napp waxuma laa kenn mënu ma woon a intimider waxatuma laa tey ji bi ma nekkee ci nguur gi loolu bi mu nekkee ci nguur gi loolu ñëpp xam nañ ne moom président la boo xamante ne dafa dëgër kenn gis nañ fi bi mu ne ñàpp ci mbirum Karim Wade dafa dem ba mu jeex tax ci mbirum Khalifa Sall dafa dem ba mu jeex kon je pense que même opposition xam nañ ne Macky Sall du moo tax jamono yu mujj yi ngay gis ñu naan rapport de force la xam parce que xam nañu yu bëri du président boo xamante ne comme li ñu wax Abdoulaye Wade kii dafay ñaan kii mu may ko wala affaire yooyu noonu ñëpp xam nañ ne du koo xamante ne da ngay defa moom chantage wala yooyu mu dem kon loolu bu ko waxee ak mbokk nit ñi xam nañ ko ci moom maintenant li ñuy xaar nag mooy mu apaiser di dalal parce que actuellement soxlawuñ loolu ci dëkk bi daal actuellement soxlawuñ loolu ci dëkk bi waaye tamit mën nañ jàpp ne Macky Sall bi doon wax nekkul le président Macky Sall mais Macky Sall en tant que politique parti chef de coalition moom moo doon wax di tontu ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk jamono ji ci ku jëkk politique gi te tamit di teg ay actes yoo xam ne si nii ay acte politique la li xewoon jamono yi ñu génn ak Barthélémy Dias ku ne xam ne ni politique la rax na ci ndax jamono ji dañu jëm ci ay échéances muy les élections locales est-ce que jàppaloo ni tamit foofu lay waxee bu nooyaloon wala su comme ni nga waxee ne loolu la waroon waxee su ko defoon gars yi duñu jàpp ne Macky Sall dafay comme ni ñu koy wax dafa dellu gannaaw dafa reculer wala dafa nekk di négocier. non du question reculer xam nga comme ni mu ne nii kenn mënu maa intimider am na beneen kàllaama bu mu ko doon waxee par exemple kenn du jàpp ne dafa reculer parce que waxuñu mu reculer mais par exemple bu ñëwoon mu ne am na yoo xamante ne par exemple opposition ñi ngi koy yëngal def affaire yooyu noonu maa ngi leen di woo ci ñu respecter justice maa ngi leen di woo pour ñu respecter dëgg am na nooy waxee ak ñoom au moins dinañ comprendre ne fii jaay doole jëmuñu ko fee fësal wala fi wanewuñu fi ne kat maa yor doole ji ba ku dal si man maay xeer bi yéen nen ni bu ngeen dalee sama kaw damay toj bu ma dalee seen kaw ngeen toj je pense que discours boobu laa wax ne rek mënoon na koo xoolaat lu mu koy jooyantee ba xool nu mu koy defee parce que dañu yàgg gis ñoo xamante ne c'était depuis du temps de Abdoulaye Wade boo waxee ñoo la force restera à la loi maanaam doole gi toujours yoon moo ko yor te ñoom ñoo yor loi ñoom ñoo yor yoon kon ñoom ñoo yor doole ji ba tey léegi nii boo ne président Macky Sall bi mu doon wax président parti APR moo doon wax parfois loolu dafay indi benn confusion boo xamante ne dafay xaw a jafe dindi parce que tey ji président Macky Sall bu doon génn dem fii mais force yi koy topp ak ñoo ñëpp duñu ne président APR mooy dem mais c'est le président de la République mooy dem bu demee taxaw fa bay wax di wax waxi politique ñu ne président APR mooy wax donc loolu noo koy mën a comprendre tey ji moom moo yor réew mi est-ce que moom la ñuy président de la République la ñuy garder wala président APR la ñuy garder ñaar yëpp la ñuy boole def moo tax bii wax mënoo exclure chef de l'État mënoo exclure l'homme politique qui parle et parfois l'homme politique sax mooy jël dessus bi le président de l'APR mooy jël dessus bi ci ki nga xam ne mooy président de la République moo taxoon ci biir assises yi ñu ne buñ la falee da ngay teggeeku ci bopp parti bi su ko defee ñu mën a xam ne kat kii ñu am kat njiitum réew la du mbirum njiitu parti boo xamante ne parfois de confusion dafa doon am mooy waral parfois ngis ku saagoo nit ñu ne da ngaa offensé chef de l'État bi mu ne déedéet man bi ma koy saaga waxewu ma ko offensé ma ko en tant que chef de l'État mais en tant que chef de parti laa ko waxee comme tout autre citoyen mais loolu ñëpp dañuy xam ne xel mënu koo nangu parce que mooy njiitu réew moo yor parti politique am yor coalition politique donc pour nga def différence bi dafay xaw a jafe dafay xaw a metti mais lépp lu ci mënta am rek loolu moo waral tey ji daf ñu dese yoon bu bëri bu ñu war a def ci wàllum politique parce que bu ñuy wax apaisement bu ñuy wax dal bu ñuy wax yooyu yëpp dafa am ñoo xam ne ñooy acteurs yi te acteurs yi fi nekk gum nii jamono ji man gisuma si kenn koo xam ne dafay woote daal bu ñu waxantee dëgg rek non non mi côté pouvoir du côté opposition ñi ko séq ñëpp gisuma kenn ku ci woote daal opposition bu ñu waxee ba fégal nga génne nga nguur gi wax ba fégal yow da ngay tiit yow citoyen bi da nga naan ñun fan la ñu jëm su fekkente ne kilifa diine ñoom bu demee ba tàng ba tàkk-tàkk ñoom ñoo ñëw fayal ñu te bu ñu waxee si yenn saa duñu leen nangoo dégg problème dafay commencé am moo tax ñoom ñiy jiite ñoom ñoo responsabilité dëkk bi daal te moom wax na ko sax nee na am na ñoo xam ne boo leen toppee seen i bi nañ la def loolu bëggut a def comme moom conscient na ci loolu moo waral mi waral di dalal di def la pédale douce di ko wàññi ndànk parce que am na ñoo xam ne bu leen toppee dañ koy dugal ci guuta xam na parce que ñoom jiitewuñu kenn falu leen kenn dénku leen dara opposition bi aussi il faut ñu xam raison garder tamit xam ne que peut-être réew bi ñoom kese nekkuñu fii donc waruñu ko mën a taal ci noonu ci ay convocation ay yu mel noonu ñu bëgg a taal réew mi loolu aussi ñoom tamit il faut ñu bàyyi ci xel non il faut que ñu bàyyi si xel moo tax may la ñaari camp yëpp la buñ ne opposition kese pour man ñi mu ñu nekk di apaiser rek di dalal yow tamit nga ne ci côté ga di taal rek di taal parce que léegi tamit dafay am leen dafay am convocation bu amee si justice la bàyyi ko justice boobu la ma koy convoqué ndax jaar na ci yoon
loolu tamit dafay am parce que l'injustice appel à l'injustice tamit injustice kese lay indi te mënul wax dëgg ba pare lay taayaloo ko loo xam ne injustice la ni ko Souleymane Téliko doon waxee rek ce n'est pas la force qui fait la loi mais la loi qui fait la force mënoo tey ji jël nga ne doole bi moom mooy defar yoon mais su fekkee da ngeen sukkandiku ne am naa armée am naa gendarmerie am naa lii rek ba lu ma bëgg a jaarale wala ku yoon woo par force da nga dem donte jaaraloo ma ko yoon loolu day indi yenn fitna yi kon tey ji li ñu war a njëkk a defar mooy réparer di jaare lépp ci yoon ku ñu war a woo ñu jaar la ko ci yoon yu mu waree procès bu amee ñu appal ko atte ko na mu ca waree mu bañ a am benn parparloo loolu suñu ko defee problème du am yàgg naa ko fee wax Israël dañuy convoqué seen premier ministre mu dem wuy ji problème du am mais fii tamit convocation yi dafa yaakaar naa ni jaar na yoon ndax buñ la notifié indi la sa convocation nga dem war a wuy ji nga ne wuy ji woo wala nga def appel à la résistance loolu également ñàkk respecté sa justice la ndax war nga mën a wuy ji ba xam lu lay doyee mais lan moo indi appel à la résistance boobu yow max fu su fekkente ne man dama taxaw fii ci biir néeg bi nga toog ak ñetti nit ci salle de rédaction bi ñu woo ñaar ñi gisatoo leen yow ñu ñëw laa woo ñetteel yoon ne est-ce que da ngay jug rek nga dem wuy ji ma doo wuy ji balaa da nga woo say mbokk ne kee ma woo kat ñaar ñi ma toogal yóbbu nañ te gisuñu leen bu ngeen ma jàppul loolu amul c'est exactement la même chose yooyu parfois nag pourtant ki la woo moo xam huissier la moo xam lu mu doon dañ naan non yoon la na dem wuy ji daa war a wuy ji parce que dafa war a rendre ay compte parfois situation noonu lay demee boo am na ñoo xam nag ay bëy lañ kenn du leen rendee ci ronu lal balaa nga leen del di ñu yuuxu d'accord naa soo defee su fekkee da nga def non même su fekkente ne dafa am koo xam ne si nii dafa def naka sulul yoon ñu woo ko téye ko yow keneen def naka sulul yoon ñu woo ko téye ko yow nga def naka sulul yoon ñu woo la ngay doo wuy ji non d'accord naa c'est un problème non même su fekkee li nga def du yoon da ngaa war a wuy ji parce que yoon ñëpp la fi nekkal déedéet parce que tu es un politique moom moo tax mu doo wuy ji non wala am nga mbooloo non déglu ma xam nga dafa am lu am ma fuus boo ne yoon dafa am ku ñu woo da ngaa war a wuy ji yoon ñëpp la fi nekkal ku ñu woo nga war a wuy ji dem wuy ji mais naka lañ la woowee ak lu tax ñu woo la loolu tamit ay questions yu ñuy posé la kan ak kan lañ fi woo ay questions yu ñuy posé la boo jëlee exemple Ousmane Sonko nit ki mi ngi am levée immunité mi ngi am immunité parlementaire am ngay gaawantu dem di ko woowe ji loolu du problème la te pourtant député yi nii hors session lañ nekkoon sax te kenn woowu ji leen déglu leen après lu ñu wax dañoo xaar ñu lever seen immunité parlementaire doog leen a woobi loolu déjà du benn provocation du benn tooñ loolu tooñ la te pourtant yoon moo leen woo yooyu genre mel noonu boo koy def doo respecté yoon parfois yooyu expose justice bi moo tax ñu koy ñàkkal kersa wala ñu koy accuser ci yenn yi foofu amaana am na nu ñu doon defee gis nañ dossier bi am na ñu dem lever immunité parlementaire ñu yóbbul ko convocation normalement mu dem wuy ji amaana li am du am te tamit dafa am loo xam ne tamit dañ koo dund ci suñu justice réew mi mu jàngale ñi nga xam ne ñoo fi nekk homme politique actuellement dañoo gis ne su fekkente ne suñ la woowee nga dem wuy ji normalement ca lañ la accusé nga faree ci opposition bi da nga am 1000 chances doo ñibbi sa kër dañ lay mandat de dépôt loolu lañ gis donc yooyu mooy problème bi su fekkente ne gis nañ ko fi ci Karim Wade gis nañ ko fi ci Khalifa Sall ñoom ñëpp mayu leen sax sous contrôle judiciaire te pourtant ay kilifa la ñoo xam ne bu ñu leen defa sous contrôle judiciaire mënuñoo jël géej gi bënn géej gi dem Karim Wade li ñu ko génnee dëkk bi nii mënoon nañ ko sous contrôle judiciaire xool nañu lijjantee mbir mi Khalifa Sall li ñu ko tëj noonu lépp léegi après nu mujjee c'était pour écarter ko mu bañ a wax ci élection te gis nañ ñëpp bi mu amaatee am mandat ci la libéré Khalifa Sall mu dem toogi këram kon kooku mënoon na ko def sous contrôle judiciaire ñu ne déedéet suñ ko defee sous contrôle judiciaire mën na gis ay militants mën na wax ak ñoom mën na def lii mën na def lële yooyu mooy yi nga xam ne mooy metti askan wi dañ fi am ñaari cas yoo xam ne dañu téye teg suñu bët xam ne ñii dañ leen a écarter à dessein ñu bañ a bokk ci jeu politique bi loolu boo amee beneen troisième homme politique mu nekk ci mbir mi ñu accuser ko loo xam ne mbirum viol la ñu nekk lay dem wuy ji ba ñu gis benn paraxee bu ci am mais da nga naan kii bu demee bu demee ñu garde à vue ko loolu la ñuy wax loolu moo waraloon nag tey ji ba mu woote ñu fekk si ko si parce que dañu wax ne kii kat li muy wax yenu na maanaa parce que kii jaaral nañ ko fii jaaral nañ ko fële man su ma demee fa lañ may jaarale kon suñ jógul jàppale ko dinañ ko sànq te effectivement gis nañ après bi ñu jógee reculade dafa am kon yooyu yu jar di moytu la parce que dafay wane ne yoon mi ngi dellu ginnaaw te yoon warul dellu ginnaaw ci dëkk dafa war a am doole en tout cas nekk na loo xam ne si nii moom xam naa ni ku nekk ak sa position bi nga ci am mais opposition bi moom yaakaar naa ni xalaatuñ ne dinañ mas a ñëw ci nguur gi te bu ñu ñëwee tamit lii ay séquelles la yoo xam ne si dañ ko dina mën a leen a topp bu ñu ñëwee chantier bi non dañ leen topp parce que tamit justice moom mënuñu jël justice bi indi fi beneen justice loolu mënul nekk parce que justice bi moom moo fi nekk magistrat yi nga am ñoom ñoo fi nekk du temps Abdoulaye Wade ñoo fi nekk Macky Sall bu ngeen fi nekkee magistrat yooyu ñoom ñoo fiy nekk ñu woo la nga ni doo wuy ji suba nga nekk président de la république bëgg a jëli kenn du wuy ji moom tamit problème boobu mën nañ confronter à ces problèmes kuñ ci fal tu as l'obligation d'apporter des réformes ci wàllum yoon nga indi ay réformes maanaam indi ay coppite
ministre de la justice bi ñuy wax ni nga jéem a xool noo ko fay jëlee est-ce que dina la arrangé ñoom mais loolu laa wax mais bu la arrangé wul boo ko fi defee tamit parce que kaay ma xamal la président yi fi nekk yëpp bu ñu ñëwee dañoo woon justice bi baaxul bu ñu ñëwee dañuy indi ay réformes dañuy changé naa bi ñu ñëwee dañoo continuer ak li nga xam si moom moo fi nekkoon yore justice bi seen loxo waaw mais xam nga dafa am benn réveil citoyen boo xamante ne moo fi am tey jii même Ousmane Sonko Khalifa Sall Barthélémy keneen ak keneen ku fi fallu tamit duñ la may yotaa loolu xam nañ ko même su fekkente ne gis nga ñi ñu doon yaakaar ne tey ñoo doon bind jamonoy Abdoulaye Wade ñi ko doon sonal ñan la ay bindkat la woon boobu ay intellectuel lañ woon ay Souleymane Jules Diop ñu daan nekk fi def si ay chroniques yu saf-sàpp Abdou Latif Coulibaly di bind ay livres yoo xamante ni ku ko lire nguur gi di yëngatu fu ñu toll mais jamono ji la lañ am jamono ji beneen changement moo am ak beneen configuration ay activiste nga am ñiy def ay live di wax ñenn ñi nekk bitim réew di wax lu leen neex yooyu nga koy dégg te doo ci mën dara tey ji ñoom ku ci fal woon tamit noonu lay demee di nga am yeneen activiste yoo xam ne ñoo jàkkaaroo ak yow c'est-à-dire unanimité kenn mënu ko fee am te ëllëg ñooñu nag su boobaa la ñuy xool sa comportement la lay doon ndax ñi nekk bitim réew di la saaga da nga leen di tëj ndax ñi nekk fi def naka su noonu da nga tëj ndax justice bi nga yàgg xeex ne parquet bi ki nga xam ne mooy ministre de la justice moo ko teg loxo te ministre de la justice président de la république moo koy doxalal ndax di nga fexe ba indi séparation boobu noonu dañ leen fay xaar donc coppitewu bu ñu ko indiwul tamit ni mu demee nii rek lay demee dañuy jàkkaaroo population bi ak ay journalistes ak ay chroniqueurs ñu leen di tirer si ñoom tamit parce que tamit nit ñi kenn moomu leen bu subaa ku fi toogaat boo wutoo Macky Sall boo fi deful lu yoon dañ koy wax mi Ousmane Sonko mii keneen ak keneen a ci yem te foofu lañ leen di xaaree maanaam ñu indi ay changement parce que gis nañ ne justice bi soxla na ay changement yoo xamante ay réformes yoo xamante ne mooy waral nit ñi gën koo wekk nit ñi gën koo jox cër ku ko fi deful tamit foofu lay mujjee parce que nit ñi kenn mënu leen a moom gis nañ fi Abdoulaye Wade avait son Talla Sylla gis nañ ko mu sonal ko trop génneel ko ay son lu nekk mais Macky Sall a son Ousmane Sonko ku nekk il faut nga am benn poil à gratter boo xamante ne moom moo lay sonal ku nekk da nga koy nangu nag Abdoulaye Wade dañoo amoon ma chance jéem ko doon ko jéem a liquider par ay marto ko après gis nañ ñu mujjee même kooku bu wàccee ba fay di gis keneen ko xam ne moo ñëw di la sonal loolu il faut que ñoom ñu nangu ko te xam ne si démocratie la bokk tamit ci démocratie la bokk waaye tamit Macky Sall mi ngi ñaax ay ñooñam muy ay ses partisans ñu daal di jublu ci liggéey bi donc jàppale liste yi nga xam ne si ni moom la ñu daal di teg ci gox yi ngir ñu mën a gagner élection 2022 yi muy janvier 2022 élection locale waaye tamit mi ngi projeté ci élection législative yi tamit ne yooyu aussi dañ ko war a gagner ñoom waaw mi ngi ciy projeté di leen ñaax et puis mu dëggal sax li ñuy doon wax ne mu ne am na diwaan yoo xamante ne moom moo d'accord ci yenn liste yi mu cité fi fu mel ni Kolda moom moo bàyyi parce que bu fekkente ne dañoo ñoom ñoo mën a lépp dafay bàyyi bu ko defee dërëm bi du génn gaal gi bu ñuy xeexee tamit bu ñu gañee suñu biir lay doon moo cité ko mais ne tamit am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi demal seen bopp te parrainewul benn liste joxewul benn caution waaw je pense que loolu expliqué na ko foofu donc indi na ay précision ci côté boobu li ñu doon xalaat dute mais ak lépp luñ ci mënti gis rek lenn moom am na moom constaté nañ ko muy liste parallèle yi bëri na seen côté boobu bëri na seen côté et je pense que du leen arrangé parce que boo gisee scrutin bi bu fekkente ne direct bi la du arrangé liste yu bëri comme côté opposition comme côté pouvoir bu fekkente ne jàpp na ne yenn côté yi ñoom ñoo fa majoritaire ba nga xamante ne daf koy bàyyi mën na bañ a valable ci yeneen gox yoo xam ne du leen arrangé mën na leen désavantagé parce que tamit mën na sóor nga tànn kenn nga xam ne tànnoo ko mu ñëw jël gagné je pense que loolu tamit daf koy wane ne jum na ci lecture bi mu yaakaar am na ko ci yenn gox yi moo tax ñenn ñu wóolu seen bopp actuellement ñu samp seen dën ne dañuy dem par force waaw parce que pesé nañ seen bopp seen localité xam nañ ni fi ñoom ñoo fi majoritaire président bëgg leen reléguer au second plan après ne bëgguma fi liste parallèle boo nattee soo xam sa bopp nag daf lay jara nga dem rangé ci feneen daal dem jàkkaarloo ji ak moom bu ñu jógee ci loolu ñu daal di wax ci législative yi la ñuy des ba léegi sax fii ci Ndakaaru ndax xam nañu juróom-benni candidat yi nga xamante ni ñoom ñoo nar a local yi waaw ci compétir ci local yi donc fii ci ville de Dakar muy Soham Wardini donc Barthélémy Dias Doudou Wade ak ki nga xamante ni moom mooy Mame Mbaye Niang tamit ak Pape Diop donc juróom-benn yooyu ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñooy dem ci fi nga xamante ni moom mooy mairie bu Dakar muy mel que ni xeex bi moom dina la bataille sera rude. yaakaar moom doon rude yenn rude yi parce que am na ñoo xamante ne même dañuy refuser di ci prononcer parce que politique moo ni mel mënoo goo xam dëgg fan la candidat bu nekk toll ak ku nekk lu mënee mais boo ko xoolee ba ci biir mën naa ne boo koy jaatal lu bëri doo weesu ñett ñoo xamante ne yaakaar nga ne mooy favori comme course dina am ay favori dina am ay outsider dina am ay surprise noonu lay demee am na ñoo xam ne bu ñu gagné surprise dëgg lay doon am na ñoo xam ne boo leen doon rangé deuxième kii bi ngay def outsider mais boo génnee favori fi ñu toll ni ñaar ñi ngay teg mooy Abdoulaye Diouf Sarr Barthélémy Dias donc outsider yi mën nga fa am Pape Diop mën nga fa am ab Soham Wardini boo demee ci surprise yi mën nga fa am Mame Mbaye Niang ak Doudou Wade ñooñu buñ gagné mën naa doon surprise trop
surprise lay doon mais outsider mën nga man noonu laa koy jiitalee ñaar ñi la ñoo jiitu ñeneen ñaar ñi topp ñeneen ñaar ñi nekk ci ginnaaw donc loolu boo xoolee kon da ngay xam ne configuration boobu ñaar ñi jiitu ñoo ëpp chance maire bi génnee foofu soit mu génnee Yewwi wala mu génnoo Benno Bokk Yaakaar loolu moo mën a am léegi nag ñeneen ñi peut-être dinañ jouer seen chance xool après nag fan la comme scrutin bi direct la mbir mi di nekk nag mooy raw gàddu bi affaire nit lay doon est-ce que tamit Abdoulaye Diouf Sarr dina am poids bi ba fi ñu koy yaakaare mu relever défi bi est-ce que Barthélémy lenge yi nga xam ne Khalifa jox na ko muy liet na am est-ce que dina relever défi boobu loolu je pense scrutin yi moo ñu ko mën a liiral mais lu ñu gisagum nii comme développement ak activité ak yooyu yëpp je pense que configuration bi la ñu mën a am mooy Barth ak kële ñoo Diouf Sarr ñoom ñooy favori élection boobu noonu man nag mënumaa taxaw ma ne Barth moo koy gagné wala Diouf Sarr moo koy gagné mais yaakaar naa ne foofu la bataille bi buñ ne la bataille c'est la rude ñoom ñaar ñooy favori yaakaar naa ne foofu waaw du yomb yaakaar naa ne buñ ne la bataille c'est la rude ñoom ñaar lañ fay gis maintenant boo ñëwee ci outsider yi nag moom Soham Wardini nga fay fekk Doudou Wade ak Mame Mbaye Niang mën nañ leen considérer comme surprise mais outsiders on peut avoir Soham Wardini ak Pape Diop waaw ñoom ñaar mën nañ job ci mais Doudou Wade ak Mame Mbaye Niang moom ñooñu bu ñu gagné surprise lay doon en tout cas mi ngi parce que nit ñi xaaruñu leen fa woon seen bokk na ci candidature yéex nañ koo déclarer non seulement mais kenn gisu leen woon yàgguñu koo taxawee yàgguñu am benn mënuñu bëgg mairie Dakar sax yombul non yombul 19 communes yi gis nañ Khalifa Sall ba mu koy gagné daanaka amoon na daf ko gagné si écrasante majorité bi ñu bëri ñu ngi koy fàttaliku maire Dalifort bi Cheikh Gueye Barthélémy Dias fii bëriw na ay maire yoo xamante ne taxaw Sénégal ñoo ko gagné woon parce que dañoo amoon benn emprise bu am doole ci biir Ndakaaru te loolu nag moo xaw a manqué ci nguur gi ba léegi quoi qu'on puisse dire am na benn kii boo xamante ne Dakar côté rebelle boobu côté opposition boobu dafa des Dakar je sais pas si je me fais comprendre mais Dakar ba léegi adhéré guñu ci Dakar dafa yàgg ci seen i loxo voilà Dakar dafa yàgg seen i loxo waaw boo xoolee 2009 ba tey ji presque ñoom ñoo ko ci mi ngi ci ay loxoy Khalifa Sall bi mu fa jógee nekkaat ci ay loxoy Soham Wardini donc doon na loo xamante ne yàgg nañ ko bañ tey depuis jamonoy Abdoulaye Wade ba léegi 2009 boobu Abdoulaye Wade mi ngi fi woon ñu defeer kii di Pape Diop toog fa ba léegi Macky Sall ñëw réussir nanguwaat ko ndax cette fois ci dinañ ko nangu ak li ñu fi gis yëpp ak ñi nga xam ne dem nañ ñu mel ni ñoom Moussa Sy ñu bëri départ nañ dem nañ bàyyi nañ fi ak maire socialiste boobu nga xam ne mi ngi foon Aliou Ndoye ñoom ñëpp nga xam ne ñu ngi woon ci kii bi bu Dakar Plateau ñoom ñëpp ci mouvance kii bi lañ nekkoon après gis nañ après bi scission bi amee ci biir parti bi ñenn ñi dem loolu lépp mën na ko affaiblir mais am na yeneen renfort yoo xam ne dellu si nañ ak Pastef bi nga xamante ne ñoom Abass Fall ñi ngi def ay benn liggéey biir Ndakaaru di jéem a jàpp ci parti bi donc yooyu yëpp ay renfort la yoo xam ne am nañu dem am nañu ñëw mais maintenant reste à savoir est-ce que dinañ am dimension bi nga xamante ne amoon nañ ko en 2014 loolu l'avenir nous dira incha allah mbirum Diarry Sow la ñuy waxtaane moom la ñu koy jeexale ndax gone googu nga xamante ni moom moo nekk fële ci France te di fa amele am njàngam ñu joxoon ko mu jëloon fi ñaari yoon meilleur élève fii ci Sénégal di eggale fële am njàngam nag ci Paris donc moom daal dinay wax ci livre bi nga xamante ni moom la bind muy livre bi ñu tudd Je pars donc moom lam ci wax rek mooy nee na c'était une façon de dire que de je vous emmerde donc noonu la ko waxee muy wax yoo xam ne si nii ñu bëri jàpp nañu ñàkk teggin la wax ñàkk kersa la donc génnoon na fi fan yi la sax defoon fi tamit benn wax boo xam ne si nii ñu bëri ŋàññi nañ ko mais jamono ji daal démb bi mu defee boobu les sorties ñu bëri daal ŋàññi nañ ko ci réseaux sociaux yi encore Diarry Sow waaw il risque d'être mal aimé nag en tout cas parce que bu fekkente ne yow da nga Diarry bu dawul woon kenn du ko xam am na koo wax loolu bu mu ne dem bi mu dawee woon ak si interview bi mu dawee ak yooyu yëpp c'était pour après loolu moo war sa daw beeg yëpp moo waral mu bind livre bi mu expliqué ak yooyu yëpp am na ku xam le ne ko yow boo dawul woon kenn du la xam waaw ce qui veut dire que daw boobu moo tax nit ñi bàyyi prêter attention waaw am benn genre du ma expliquer yërmande ci yow da nga daan gis sax ay maire ñu naan ay waay Diarry fu mu nekk xale bi feeñ na yow xale bi di am benn yërmande mais kooku tey ji boo ko nee Diarry nee na daa bind livre pour ne je vous emmerde mais loolu kooku tey ji loo koy wax li ma bëgg wax foofu rek mooy am na pour man benn yar boo xamante ne fayul askanu Sénégal liñ ko lebaloon fayul naat bi xoromam wërle nañ ko plateau nañ ko waxtaan nañ ci woo ci spécialiste def ci reportage ku nekk di wax mais kooku tey ji pour man la moindre des choses fi ñu ko doon xaar tey ji mooy ba mu toogee mu ne man kat maa ngi baalu askanu Sénégal bi parce que bu dul dara am na ñaar ñett ñoo xam ne tiit nañ
am na ñoo xam ne seen appel sax coupé woon na parce que gisatuñu woon ñu ngi doon julli di ñaan parce que mosuñu maa xam sax ñooñu kat maa ngi leen di baalu ak mais nañ comprendre ne benn situation ma tolloo woon mënu ma koo expliquer moo tax ma jéem koo bind ci livre bi pour xam leen ne am na ay jamono yoo xamante ne dundoon naa ay jafe-jafe wax ji après ñëpp nañ la ngeen dinaa ñëwaat doomu Sénégal lay gën ci mën mais ñun nañ la bëgg mais soo déggee ndaw si di wax mu mel ni buñ nëbbee kanam nga foog ne doomu bitim réew mooy wax dama koy waxee ak na muy ton bi mais damay toog ba si ak mu ne man jaare mi moom Sénégal ñàkk na ko di jaare moom fu mu yaroo moom di Sénégal ñàkk na ko di mel ni koo xam ne jàngawul Sénégal gi da ngay jàpp ne dafa li mu def ay at ci bitim réew bari na te mi ngi noonu te xale bu ndaw la et puis boo nekkee am âge boobu noonu ñu commencé la ay médias yu Europe yu am doole di la dékk seen i caméra ngay wax da nga doon mën nga doon benn porte étendard boo xam ne mën nañ jaaraat ci jaari binduloo ko beneen livre wala mu am benn position ñu koy adopté loo pour mu koy xeexee parce que damay gis dafa am benn vague jeune d'intellectuel bu ma commencé constaté woon dañ maa commencé tiital ci réew mi jamono ji et je pense que nag loolu war nañ ci poser ay questions parce que am intellectuel baax na mais ban genre intellectuel Léopold Sédar Senghor daf daan wax enracinement après ouverture am na yoo xam ne ñoo ko moom buñ ko bàyyi gune gi wóo bët gi muy wane ak ñàkk kersa gi muy wane loolu xamewuñu ko woon ci du ñun loolu tubaab bi la ay ñu baal ma ci kàddu yaay waxoo dëgg wala papa waxoo dëgg lii man sama yoon nekku ci damay def lu ma bëgg yooyu du ñun am na yoo xam ne ñun moomuñu ko défendre góor jigéen wala yooyu du ñun am na yoo xam ne moomuñu ko je pense que am na benn vague intellectuelle boo xam ne war nañ leen mën a xool war nañu xoolaat nu ñu leen di formaté ba ñàkk leen ba encadré leen dimbali leen sinon bu ñu leen bàyyee nii ñi wéy di gën a bëri ëllëg mën ñoo wëlbatiku doon benn poison boo xamante ne intellectuel la ñuy doon te daf fi am fii Sénégal ay intellectuel xam ba léegi ñoo leen tendre la perche parce que boo waxee ñu ne ay borom xam-xam lañ dañoo libre am seen réflexion dañoo libre am lépp am na loo xam ne ñun ñoo ko moom gis nga dafa am jabaru Zuma bi biñ ko tabbee biñ ko falee Union africaine mu nekk présidente bi journaliste bi mu ko tàllee micro ne ko vous êtes francophone da koo dagg ne ko je suis pas francophone je suis zoulou mais loolu mooy nit je suis pas francophone je suis zoulou mais nga xam ne kon kii ay racines zoulou boobu da ko jaral lu ne mais am na ñoo xam ne tey ji boo leen dabee naka yow tuyee wolof mu ne non moi je suis franco-sénégalais je suis franco-sénégalais ah c'est-à-dire ñoom foofu lañ toll dañuy xeeb seen bopp voilà bu ñu jëlee avion bu ñu jëlee roppalaan ba yegg rek pour ñoom non mi ngi noonu boo woowee seen tur sax ñu wut yeneen tur boo mooy tuul am ay xarit yu bees di dugg ci ay forum waaw mi ngi noonu yenn moo olof yi ñu ne la xamuñu ko voilà di dem ci ay réunion ay rencontre parce que léegi yaa ngi toog ay ñoom da nga leen daan seetaan ci YouTube bi kese nga toog ak ñoom sol sa costume toog ñu dugal ci def ci ay panel xale bu ndaw nga ne bon man léegi nag beneen gis-gis ngay am beneen lecture ngay am et je pense que loolu war nañ ciy def ay réflexion yu baax a baax parce que bu fekkente ne ñun dañuy wax benn renaissance africaine te renaissance africaine boobu nga xamante ne Afrique du Sud bokk nañ ci ñi ko njëkk a théoriser parce que ñu nekk benn dëkk boo xam ne bu ñuy wax révolution dañ koy fàtte te benn dëkk boo xamante ne blanc yi 10% lañ fa woon ñu téye dëkk bi ñoom ñu xeex ba lutter contre apartheid boobu noonu je pense que la révolution mënu koo gën a rëy te loolu ñu ngi ko basé ci gëm-gëm bi ñu am seen ay valeur gëm-gëm bi ñu gëm seen dëkk gëm-gëm bi ñu gëm seen bopp loolu nag moo war a di wëy di rogalaat ba si képp koo xamante ne africain nga yaa xam ne am na luñ la moo ñu waale am na loo xam ne yaa ko moom mais soo yaakaaree ne damaa dem Europe rek damaa war a soppeeku dama war a nekk ji moom sous l'orage de jàngaloon nañ ñu ko nee nañ tronc d'arbre de lu mu yàgg ci ndox du ko mës a doon du ko tax a doon jasit waaw kon loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a bàyyi xel te bu ñu yaakaaree ne nag lépp lu ñu am Europe la war a jógee wala boo rulewul demoo Europe doo war a mën a nekk du baax Felwine Sarr doon na ko ci livre Afrotopia mu ne l'Afrique n'a personne à rattraper elle doit refuser de prendre les chemins qu'on lui demande d'emprunter elle doit marcher prestement sur le chemin qu'elle se serait choisi maanaam dafa war a bàyyi di xool bët buñ koy xoolloo dafa war a jóg taxaw temm jaar xam fi mu jëm dem fi mu dem waaw mais looy gis léegi ay gone yoo xamante ne daanaka la yàlla xam doy na jaari soo dee bàjjenam war nañ ko yedde de wax dëgg yàlla parce que li mu wax nii moom ay nijaay war nañ ko yedde parce que kàllaama dafa am solo wax dafa am solo fi nga jóge tamit ak fi nga jóge il faut nga ciy bàyyi xel jaari Malicounda la bàyyi ko li ko Sénégal yi defal waaw ci wàllum njàngam yóbbu ko foofu mu ne tey suñu ba ministre pare ne ko sama dërëm ak sa dërëm ak dërëmu Mansour la ñu jël ñu yóbbu ko France muy jàng suñu xaalis lañ koy fayal pour mu jàng xaalis Sénégal lañ koy fay di ko jox bourse donc le minimum mooy ñu respecté ñu
respecté fi nga xamante ni fi la bàyyi ko. Mais actuellement je pense que benn bonne volonté lañ wax moo ko yóbbuwaat pour mu dem yégal ji ay études am foofu parce que bourse beeg je pense que dagg nañ ko beneen bonne volonté moo ko yóbbuwaat pour mu dellu parce que ba mu réeree ba ñëw bañ ko ñibbisee moom après moom mbir mi jeex na parce que waaw ba mu demee dafa dem ba ñëw après ba mu réeree ba mu ñibbisee loolu mënatul continuer après léegi si lañ leen benn bonne volonté moo ko yóbbuwaat pour mu dem jàngi yégali ay cours am fële ci prépa bi nekk foofu ca Paris mais daal lépp lu ci mënta am daal xale bu soxla encadrement la mu xoolaat ni muy waxee parce que am na yoo xamante ne boo koy def fii tamit da nga doon benn intellectuel boo xam tu seras mal aimé nit ñi duñ la bëgg te loolu dara jaru ko foofu ngay mujjee parce que boo gisee niñ koy lynché ci web bi donc doo mën a ñëwaat après da ngay toog fa lu la neex nga wax nag Sénégal lu la neex nga wax te loolu du rassuré ñi nga xamante ne seen ay papa yaa ngi gis ñaari seex yooyu nga xam ne ñoo gën a jeune am bac bi ñu noonu dañ leen di may bourse ñu dem seen i papa bañ ñu day toog ba si kanam c'est parce que effectivement dañu am lu ñu jàngee ci jaar yi xale yu am ñaata 13 ans lañ am xaw ma xale yu tuuti ñu am bac yi waaw ñu dañ leen yóbbu pour ñu dem jàngi ji fële bon seen i parents dañoo bañ parce que xam nañ ne am na fu xale bi di toll boo ko yóbboo mu dem jàngi rek boo moytul dafay sànku te ñëpp xam nañ ne Europe la fa ne moom mag ñi sax da leen di këf waxuma laa xale yu ndaw mi ngi noonu en tout cas daal loolu la ñu amoon ci mbirumu Diary Sow mi nga xamante ni def na sortie démb doon wax ci livre am bi mu yëg ci nag ay kàddu yoo xam ne yu bëri dañu jàpp ne dafa ay kàddu yu ñàkk kersa la donc Moustapha liñ ci wax tamit am na solo yaakaar naa ni moom dina ko dégg te ay mbokkam également dinañ ko dégg bu fekkee am na ñoo xam ne si mën nañu wax ak moom mu changé li nga xamante ni moom mooy attitude looy tëjee. waaw li may tëjee rek mooy di la jaajëfal Mansour Dramé mi ñu jàppal tey technique bi di jaajëfal sunu wax rek ne ñu ngi jot critique yi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax suggestion yi yëpp ñu ngi ciy bàyyi xel di leen jaajëfal ba lundi incha allah ci beneen émission jaajëfal la bu baax a baax jaajëfal Mansour comme ni nga ko waxee sama taalibe bi tey moom moo nekk ci wàllum technique bi ak neen day waaj a dem neen day démissionné mooy xam naa ne intérêt rek la mu topp woon taalibe intérêt loolu nee na gisul yàlla daal nee na gisul yàlla bi nga ko doon non dafa am lu mu doon wër ci mais après nee na ma gisu ko quoi problème yàlla moom mi ngi fi jaajëfal ko bu baax a baax yéen aussi ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ak qualité gi suñu ay programme rawatina le point de la rédaction muy cette émission boo xam ne si nii dañ ko taamul seen bopp à chaque fois dañu koy laaj à chaque fois ñi ci jot ay suggestion ay critique di ci bàyyi xel bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bitim réew ki ci mel ni Ginties moom mi ngi ba Londres Ginties surtout kooku suñu grand la boo xam moom vraiment waaw daf ñuy def ay retours yu am solo et puis du point de la rédaction bi rek même yeneen émission yi sax daf ñuy def ay retours def ay remarques yoo xam ne vraiment dañ koy remercier ci fidélité am ak bàyyi xel bi muy bàyyi suñu Baol 24 ayca mi ngi noonu ak El Hadj Diouf musicien El Hadj Diouf aussi El Hadj Diouf Canada dëgg la El Hadj Diouf Canada musicien le grand musicien moom tamit bi mu ñu gisee sax bi ma gisee sax gëmewuma mu ne ñi ngi nii affaire yi xam nga moom star la mais ñun ñooy star am quoi moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel di ko remercier moom tamit di ko jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal fa mu nekk également mu am fa jàmm bu baax a baax ayca mi ngi noonu ba altine jàmm. Vous êtes jeune, âgé entre 20 et 30 ans, vous avez minimum le niveau du BFM, vous avez une très bonne aptitude physique et vous êtes à la recherche de travail. Ce message vous est destiné. La Lonance, dans le cadre de l'extension et de la redynamisation de son réseau commercial, recrute 1500 jeunes désirant devenir vendeurs commissionnaires. Déposez vite votre dossier constitué d'une photocopie de votre pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un extrait de votre casier judiciaire et d'un CV si possible. Notez bien, le dossier de candidature doit être déposé à la direction générale de la Lonance ou l'adresse suivante recrutementvendeur@lonance.sn ou plus tard le 18 novembre 2021 à 17h30. Deviens vendeur commissionnaire à la Lonance et change ta vie. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax